ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak i tamit ay entretien yu mucc ayib. yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store. ami internet dal leen jàmm ci dakarbuzz.net ak Dakar Buzz TV comme niñ ko daan defee saa su nekk ci émission bu mag bi la di man ak moom seen fidèle serviteur Ahmed Ndoye di leen ko présenté tey dañu ñëw nag seet si ki nga xamante ne nii gan gu màgg la gan goo xamante ne ni sénégalais yëpp xam nañ ko dootuñu ko présenté benn sénégalais ci àdduna bi l'international l'artiste hors pair moom lañ dalal fi nga xamante ne nii seet si ko pour ñu ñëw waxtaan ak moom ci li nga xamante ne nii damay wax ne sax moom mooy le premier sénégalais bu fi indi coup d'état moom moo dugal coup d'état ci réew mi ñun ñëpp dañoo juddu depuis indépendance ba léegi xamuñu coup d'état mu xëy bés indil ñu coup d'état lan ak lan la coup d'état bi wundu lan ak lan la ñu dencal ci biir coup d'état bi après coup d'état bi lan la ci sénégalais yi mën a am loolu lépp dinañ ko waxtaanee ki nga xamante ne nii moom mooy Abdou Guité Seck madame et monsieur tey moom lañ seet si war a waxtaanee li nga xamante ne nii moom mooy coup d'état bi nga xamante ni moom la ñu indil monsieur Seck maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàcc waaye di la dalal jàmm ci Dakar Buzz bi nga xamante ni sa kër la. macha allah jërëjëf Ahmed maa ngi lay ziar tamit di la sargal di nuyu mbokk yi ni seetaan yëpp actuellement et di am mbégte trop vraiment ñëw ci Dakar Buzz donc ñu fas yéene waxtaane li nga xam ni moo waral coow li coup d'état voilà yegg si nga. ok j'espère que yéen ami internet yi di ngeen savourer di ngeen profité ci moment yi nga xam ne moom la ñu ànd ak moom ci cadre bu rafet bii nga xamante ni ñi fi la ñu dalal donc ñu war a waxtaane li nga xamante ni moom mooy album bi je vous rappelle que c'est disponible en mode téléchargement mais aussi en mode physique ndax am nañ ko CD am ko aussi li nga xam ne moom mooy clé USB moom dafa mës a nekk ndaanaan méngoo ak jamono moo tax daf ñu ko jox ci support yëpp ñu mën ko am ci modèle yëpp ci façon yëpp donc coup d'état la ñuy waxtaanee tout de suite madame et monsieur sur Dakar Buzz. ok mbokk yi comme ni ma leen ko wanee sànq yéen a ko gisandoo ki ñu dalal moom mooy Abdou Guité Seck di chanteur bu mag boo xam ne kenn dootu ko présenté tey nag niñ ko waxee en introduction coup d'état la ñuy waxtaanee grand coup d'état bi mu ngi ñëw ànd ak li nga xamante ne ni moom mooy 11 titres su ma juumul effectivement waaw 11 titres yoo xamante ne nii lu nekk am na ci am na ay dénkaane am na diaspora bi mais lu ma njëkk bëgg ñu gën a waxtaane moom mooy nom bi déjà coup d'état loo xamante ni ñun kenn xamu ko ci Sénégal dañ koy dégg wala dañ koy seetaan ci yeneen chaîne internationaux yi donc nga ñëw indil ñu tour boobu noonu lan moo ko waral lan moo la inspiré. waaw merci beaucoup mais je pense que tour coup d'état liñ ci jublu mooy album bi rien que le titre interpelle tout le monde donc loolu c'est un point d'attraction pour mieux communiquer avec son public avec la population ak doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoonu soxal saa yu ñuy bind way fas yéene leen ko dégtal parce que xam nga ku ni état dafa ëmb ñëpp waaw peut-être xëy na xel mu gàtt rek day gis chef de l'état waaye état mooy ñun ñëpp et ku ne xam na ni les coups ne manquent pas dans ce pays donc tous les jours dundin wi dëkkin wi diggante nit ak moroma y a des coups sur coups donc moo tax tey ñu seppi ci benn coup ñëw ni coup d'état donc nom bi déjà am na lu muy wund mi ngi refléter li nga xam ni mooy contenu bi bon si beneen fànn aussi li ma ci jublu mooy comme ni ma koy waxee tout le temps rek dama naan way c'est comme un tableau d'art boo ne ko jàkk image bi ngay gis du bokk ak boo ko niitee reflet yi nga cay gis am na yeneen information yi nga xam ni c'est à décortiquer c'est à dénicher donc loolu nag ñun bu ñuy bind album on se met dans cette posture c'est ce qui fait le charme de l'art et c'est ce qui fait notre culture. ok merci leer na mais bu ñu jógee ci loolu ñu dugg ci biir album bi damay dem ci ndénkaane mi nga xamante ni vidéo clip bi moom moo njëkk a annoncé album bi donc ñu gis vidéo bi aussi mu exceptionnel texte bi aussi mu riche donc ban message nga bëggoon a lancer à travers loolu.
waaw dénkaane liñ coo wax mooy rek mën nga wóolu doomu aadama ba jox ko donkaasa gi ay jëfam méngoog laneen sa yaakaar tas waaye mën nga wóoloo di nit ki ba xañ ko donkaasa gi fekk na moom bu falu woon boo jaaxle mu jàlle la donc di interpeller suñuy autorité di interpeller tamit les aspirants au pouvoir ñi nga xam ne tey bëgg nañu am nomboy tànk ci réew mi waaye tamit di interpeller askan wi pour ñu dellu xoolaat suñu posture yaatalante dimbalante te xam ni ëllëgu Sénégal fierté ku ci nekk la ci ñun kon te loolu li ñu ko mën a may muy doon ëllëg bu rafet bu taaru li ñu ko mën a may kat mooy yaatal dënn yi yaatal xel yi ànd bokk gis-gis jéem te muy dëgg ci ñun ñu liggéey ngir Sénégal wu ëllëg donc dénkaane je pense que boo ko dégloo wolof la bu oyof ku ko déglu rek di nga mën a xam message yi mu ëmb incha allah tey jii su ma waxee ci ndénkaane mais dafa am beneen titre bu ma interpellé sànq maa ngi ko doon tudd en introduction moom mooy diaspora bi xam nga indiloon nga ñu Modou mu cartonné woon fi maa ngi lay wax sànq daf ma gunge ci sama adolescence parce que mu ngi ma fekkoon lycée ay temps booy dem sorti fii nangam ak nangam Modou ak xale donc dafa bokk ci loo xam ne daf ñu gunge tey nga ñëwaat indiwaat diaspora bi lan mooy sa relation ak diaspora bi ak Modou xam nañ aussi yow sa carrière da nga ko inversé mën nañ ko wooye noonu tu as fait l'international pour venir faire le national suñu fàttali ko donc lan mooy sa relation sa affection par rapport ak li nga xam ne mooy Modou diaspora et tout. waaw la chanson diaspora bi de cet album c'est une suite logique de Modou et je pense que nit bu demee ba yëkkati dara di ko biral askan wi yëpp war na dëggu ci moom war na doon li nga xam ni ça vient de loin chez lui donc moo tax Modou ban koy bind xol lañ ko bindee lan ca wax tamit xol lañ ko waye te loolu mi ngi ci ñun ba tey moo tax tamit sàmm kóllëre googu nga xam ni moo nu boole woon ak boobu sentiment et diaspora bi aussi tey bu nu xoolee bu mu gàcce yi ci Sénégal 90% yi voire plus doomi diaspora bi ñoo koy dog ak coono bu nu mën a dund bitim réew yàkkamti nañu weer dee ba ñu daw jëli seen salaire yónnee réew ma di faj gàcce yi di suturaal Sénégal di suturaal njaboot yi di dimbali Sénégal donc kon ñooñu dañu mérité ñu yiir leen ñu protéger leen moo tax à chaque fois du ma jóg ci di def appel à ce que nañu bàyyi suñu xel ci doom yi ne bitim réew coono yi ñuy dund ak fi ñu féete donc loolu nag laay woote ndax boom bi doy na bis bu ne nga dégg ñu ni doomu sénégalais rey nañ ko fee doomu sénégalais jàpp nañ ko fee et cetera te tey sañoo ko def américain bi sañoo ko def français bi sañoo ko def allemand mais justement dogguma la mais fi ma bëggoon a ñëwee mooy plus de 15 ans su ma juumul Modou ba nga koy wax ak xol bu jeex di wax lu waral nasaraan bi suy ñëw fi du am benn difficulté ñun suñu waree dem ci ñoom wala bu ñu nekkee seen dëkk ñu am difficulté tey mu nekk à l'ordre du jour ba tey débat boobu noonu ñuy wax ci wàllu franc CFA bi ñuy wax ay mouvement di jóg sax di wax France dégage nangam ak nangam yow loolu lépp après plus de 10 ans nga waxoon ko jooytu woon ko ba tey situation bi toll fi mu toll lan ngay yëg. waaw xam nga ni ma ko waxee ci way wi rek baat la ma yàlla may faaw ma way li nga xam ni am naa yaakaar ni dana jouer dans l'inconscient dana jouer ci njàngum gone yi dana jouer ci li nga xam ni mooy jubal réew mi fi gën bien que au-delà des messages il y a le côté folklorique il y a le beat le rythme parce que loolu ça nous permet de s'évader la musique d'abord ça adoucit les mœurs ça nous daf ñuy fàtteloo suñuy bor donc loolu dama koy wàllu woowu dama koy sàmm bu baax a baax mais ci biir folklore bi il faut que ñu dugal message yi nga xam ni dañuy waxtaan ak suñuy njiit waxtaan ak suñuy wayjur waxtaan ak suñuy rakk ak suñuy morom ci réew mi et je pense que on ne fait que jouer notre partition maintenant ñi nga xam ni nag dafa am ñu war a jël le relais ñoom tamit def seen partition pour une meilleure posture pour que ñu wekk le Sénégalais d'ici et le Sénégalais de l'extérieur wekk suñu économie wekk nit ku ñuul wekk Afrique donc je pense que loolu j'interpelle tout le monde suñu autorités yi ñoom ñëpp nu gën a góorgóorlu gën a yokk doole parce que ëllëgu Sénégal ëllëgu Afrique daf nu ñor te dëgg la ci ñun voilà donc foofu daal moom laay bëgg di waxtaane ak askan wi à chaque fois ngir mu doon yokkute fi nga waxtaanee léegi coup d'état bi nga waxee nee nga xel yu bari dañuy dem ci njiitum réew mi muy suñu kilifa aada yi mais tamit gis nañ la nga woy ay wàlliwu
ñoo xam ne ñooy suñuy kilifa diine yi ndax réew mu nekk looloo koy yor kilifa diine ak kilifa aada ak cosaan bi loolu moo nekk ci réew mu nekk bi nga demee bay woy ci wàll yu difficile woon na pour nga bind ko de. non difficileul ndaxte mën naa ni way wi nga xam ne wayu judduwaale la. ba may gone ba tey. peut-être bi may am juróom-benni at. la composé mélodie yi nga xam ni moom moo téye way woowu ba tey. donc je l'avais chanté dans la version royale. donc ci album Évolution je pense que c'était en 2002 si je me trompe pas. aujourd'hui ñu revisiter ko. ñëw mu tollale ak jamono joxewaat le message. parce que dañu gis ni message boobu c'est toujours d'actualité. dafa am place am ci sunu askan. ba tey ndaxte xam nga ni tarixa yi bari nañu Sénégal. waaye bu ñu fàtte ni tarixa yi lu ñuy bari ñoom ñëpp benn yoon moo leen tax a jóg. mooy bi maam mu jëm ci yàlla. te je pense que yoon ba jëm ci yàlla. waruta am xëccoo. te je pense que nos érudits di sunuy kilifa diine yi doy nañu royukaay. kon ñun bu ñu juum bay jaawale yoon ya. moom laay wax ca way wa rek. naan ay wali yu kenn du dugg ci seen domaine. man de tuuti naa ci moo tax ma yem ca foofu. ndax ku daanu ci seen teen baagtu la ca génne. ma ne bu ñu dee wut yàlla ba ci yàgg ñuy wut safaan wa. dafay mel ni sunu xel yi dara newu ci te xamuñu woon lu nu tax a jóg. kon nañu delloosiwaat sunu xel. te xam ni yoonu yàlla benn la. waaw benn la donc nanu bàyyi daal xëccoo beeg wala waxtaan kii fi et cetera. donc amul place. ku dégg ni ngay waxee ni dina xamante ni ku jox place nga suñu culture ku jox place nga li nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi woon tey nag bu ñu demee question bi mooy bu ñu demee ba jëmmi jamono dox réseaux sociaux yi bari Facebook Instagram ñuy gis yenn jigéen ñi wala yenn ndaw ñi di am yenn melokaan yoo xam ne méngoowul ak mag ñu baax ñi lañ fi bàyyi woon ak lañ fi diggoon en tant que porteur de voix en tant que mag wu xale yooyu tey jii boo amoon message wala conseil boo leen di jox lan lay doon. li may faral di wax rek danse ma musique écoute mes paroles. waaw donc man je pense que maa ngi jéem di yeesal à chaque fois parce que je m'inspire certes du quotidien des Sénégalais. waaye tamit damay dem ci peggu mag ñu baax ñi. di ca jéem a jël dara. parce que mag ñi ñoo lu mën a wax lan mooy sunuy valeur ñun tey ñu mën cee sukkandiku pour un avenir radieux. ba pare dans le respect de nos valeurs. et loolu moo tax. tey alhamdulilah yàlla tabbu nu jox nu place di yeesal à travers notre art à travers notre musique ñuy partager les messages yi nga xam ni ñoo yore suñu fondement wu société suñuy fondement wu valeur donc c'est ce qui fait ma place li nga xam ni daal kon ci gàttal moom laa mën a jox kenn ku ci ne mooy danse ma musique écoute mes paroles te la ma cay wax gënuma leen ko xam dama koy taataan rek ci daje yi mag ñi wala ci daje xale yi sax ndaxte tey boo xoolee albumu coup d'état le morceau coup d'état génnul néeg bi damay jël toujours exemple Souleymane Faye ba mu naan ginaar gi baax na ci kër gi ndax saa yoo ko dàqee waxaala ci say soxla donc kon le quotidien du Sénégal boo ko saytoo rek mën nga ci bind téere àdduna ak li ci biiram donc kon coup d'état ca fa muy waxee ku ko déglu dana xam-xam ni génnul néeg bi wàccul lal bi sax donc après nag ñu génn ci ëtt bi bind nañ ci lu ne yow laa bëgg ndaxte yow laa bëgg mooy sama morceau waa ji Malick macha mooy morceau gars yi fële mbiloor damay gis gars yi di ci kàppar ñi yenn saa yi di ci bànneexu donc dinañ ci gën a dugg moom parce que xam naa ne mooy morceau sénégalais yi aussi moom mooy hit bi mën nañ waxe wala tube bi ci album bi mais bu ñu desee ci actualité bi ba tey parce que ku wax mbëggeel balaa ñuy dem ci yow laa bëgg wax mariage léegi nag ñu gis Sénégal phénomène bi bari mooy violence bi nga xam ne dafay am ci mariage yi violence bi sax laay wax d'une manière générale insécurité bi sénégalais yëpp tiit rey yi bari loo xam ne tàmmuñu ko gis ñun xamuñu ko dañ ko daan dégg rek tey ñu dem ba réew mi toll foofu ci insécurité sëy yu bari di tas ñuy gis góor di dóor jigéen bay jël bakkanam loolu doomu ndar bi nga doon xam naa ne loolu neexu la. waaw xam nga mooy li ma waxee danse ma musique écoute mes paroles. ndax l'album jëlal sa njël. boo dégloo li may wax foofu. lenn rek la. mooy yow góor. jëlal benn jour nga jël rôle ku jigéen ki ci biir kër gi. bu boobaa di nga xam gëdd ki nga ko seqal. loolu moo indi yow laa bëgg parce que seetloo ma ko xamal. seetlu rek ak déglu
moo ma déy li nga xam ne tey moo wundu yow laa bëgg le morceau yow laa bëgg. te tàmbali woon naa ko ci jëlal sa njël. ndaxte dama daan dégg ci suma yaay ndeysaan ci jëlal sa njël am na lu ca wax lu am solo muy benn sànqal jigéen bi lay waxal de. jigéen bi sëy ci kër gi naan benn sànqal añ ca reer ca. tibbal ca gan may ca goro wogg tibb ca añub ëllëg. sëpp sama soow naan ca ba man di jox sama doom mu naan ma wann la ca des toog di xaar yàlla maa mën a sëy ak ñoom ku sëyul ma sëy ku sëy man la gunge dama sakkan loxo. donc ci sunu aada ak ci sunu cosaan ñoo ngi génne valeur u jigéen li nga xam ne mi ngi koy comportement am ci biir kër gi yaatal gi muy yaatal ndax benn sànqal nga def ca loolu lépp. xam nga ni kooku moo tabe kooku moo yaatu. ba pare boot doom di passé yow nga bëgg daw tamit mottali njël. yow nga tegle say tànk lire journal ak sa ndoxaan mi ci réew mi donc foofu maa ngi indexé vraiment góor ñi mais taxul ma wax góor ñi parce que quand même su may wax góor ñi à chaque fois damay xalaat suma waajur bu góor. rôle bi nga xam ni moom la doon jouer bu extraordinaire. ba yellool ngërëm. kon góor ñi yelloo nañu ngërëm am na ci góor ñu jàmbaare. waaye nag boo nekkee góor da ngay doon gentleman booy way il faut mettre en exergue les femmes. moo tax su may tem jigéen ñi moom moo ci ëpp. galanterie quoi. voilà ma leen di kañ. di génn seen ay baax. waaye góor ñi kazalika am na ñu ci baax mais nag am na ñi nga xam dañuy déconner jigéen. wax dëgg yàlla yelloo na lu extraordinaire parce que rôle am ci kër gi bari na boot doom tey buñ la joxoon benn jour rek ni la xale bi parental la mi ngi nàmp yaay ji nga di ko demal seeti sa yaay rek juróomi fan yow nga war a res kër gi war a changer couche yi war a defar biberon yi war a toggal war a boot war a rogg et cetera bu boobaa di nga xam ni sa njëriñ bari na ci kër gi parce que yaa ngi daw di indi waaye di nga xam ni madame non man doy de mënuma ko parce que déjà man téye xale dama koo ragal xam nga déjà man dama ragal téye xale xaw ma lu tax sama point faible la lool day daw sama yaram donc xam nga kooku mënul rogganti mënul couche ma bàyyi ak juróomi bébé moom ma gérer leen pendant 6 mois. macha allah sans problème. macha allah mais juste fi may rebondir moom mooy wàllu sécurité bi ma wax sànq. waaw violence yi rey yi agression yi pour yow lan moo ko waral ak ban solution justement la ñu war a teg pour ñu génn ci problème boobu. waaw dellu ci suñuy valeur parce que loolu bokkul ci li nga xam ni moom la ñuy wax mbaax bokkul ci. nit ku yiw bokkul ci sunu diine bokkul ci sunu aada bokkul ci sunu cosaan Sénégal buñ ko waxee teraanga moo tax la ma waxoon ca way wa rek ndar géej yara daloo yaa meññ Sénégal teraanga yaay borom ku bëgg matal faaw nga jaar fi ku bëgg sell faaw nga rey fi loolu mooy Sénégal donc kon bu nu jéggaanee ba indi laneen lu ci bokkul on s'égare dañuy réer donc je pense que kon delloo si xel yi rek nu war pour mën a moytandiku jëf yu ni mel parce que du la jural lu dul tuxi duna ak rëccu yàlla nañu ci yàlla musal. waaw ñu jàpp nag ñu bëri jàpp ne parce que récemment y a une femme boo xamante ne nii ki jël bakkanam plus de 60 jam-jam la ko jam barki Demba Ndiaye am na xale boo xamante ne nii jël na bakkaru waajuram bu góor ñu jàpp ne loolu lépp waaw dañu njortu ne li ñuy jëfandikoo la moom mooy drogue bi ñu dem nag ba tey ñu toll ci Sénégal werante am fi ñuy wax dañoo war a légaliser yamba ou pas yow nag ak sa xel mu sell mi maag yow xam naa ñoo yam xam naa cigarette sax daf ñuy dofloo magum yamba mais maintenant loolu ba situation boobu yow nan nga ko jàkkatee dem ba toll ci ñuy werante dañuy légaliser yamba ou pas ci réew mu toll ni Sénégal. Bon franchement bon ça fait rigoler quand même parce que doy na wax man déjà dama xamul yamba lu muy safak ak lan la mën a di indi ci doomu aadama ba tax ñu wax koo mën a légaliser wala di ko tere dama sore foofu lool ca ñamu intéressé nanu xool est-ce que buñ ko légaliser ñun ñëpp dañuy kayti wala yàlla ci yàlla musal. j'ai eu Oustaz Iran tey ñuy waxtaan ci loolu anecdote foo ma nettal ko téléspectateurs yi xam nga lu ma wax. waaw mu ne ma bu fekkee jamono ba ñu war a toog di ko légaliser ñu koy voter pour ñu légaliser ko dañuy teg rap
waaw di tux waaw barke pour ñu Rasulullah. xool après ba defee man d'accord naa pour ñoom di ko xam nga moom dafa neex. Ça c'est bien. noonu la ko noonu la C'est très ko bien. waxee tey. mu ne voilà ba pare ñu imposer leen ñu koy jox seen doom ñu tux ko. ëpp naa laa def nag ñu doog a wax nag dinañ ko légaliser. Nga wala duñ doy ko na waar, légaliser. macha allah. waxtaan bi neex na mais suñu ñëwee comme sànq ni nga ko wax réewum teraanga la réewum waxante lu baax. réewum jëflante lu baax. réewum jokkalante ay jëfin ak ay waxin lu baax ñu gis na ci biir album bi nag nga woy ci ay nit. Bien sûr. ku ci mel ni Racine Sy sûr. ku ci mel ni Mouhamed Abdallah Thiam ak Awa kan Ndiaye. Awa Ndiaye. Exactement. lan moo ak sumay soppe waaw. ak gite club yëpp Waaw, Gite ndax Club. woy bi ci jiitu mooy Jokkoo Njal. Jokkoo Njal dama ko bëggoon a mujjee su ma lay jokkoo njal yow moo tax dugguma ci. waaw baax na waxee indi wax. waaw waxee indi wax waxee dama indi bëgg wax. su ma lay jokkoo njal yow bu ñuy tàggatoo ak suñu téléspectateurs yu baax yi ñu doog a dugg ci morceau boobu remercier leen doog a tàggatoo. macha allah mais nañu waxagum ci personnes yooyu nga xam ne. Bon. lan moo tax nga choisir leen déjà. xam nga dama ndax tur ubbi la wala am la wala lan. dama ubbi benn page bu bees ci suma carrière mooy njukkal l'album njukkal moo génn avant coup d'état donc njukkal soo ko déggee rek je pense que reconnaissance ma nga ca remerciement ma nga ca te junjooñ nañ ko ci ku la faale doomu aadama bu fekkee yaa ngi def benn métier ba nga ko tàmbalee ba tey weesu na fukki at te ñu nga doon gis bërki démb boo geesoo gis leen ba tey tàyyiwunu benn yoon di la kañ di la jàppale yërëm la bëgg la ah ñooñu nag mérité nañu nag nga delloo leen njukkal donc njukkal googu moo indi tey Awa Ndiaye moo indi Racine moo indi Mouhamed Abdallah Thiam ndax sumay nit lañu sumay wëllëre lañu te ils ne sont pas en reste ci métier bi nga xam ni moom laay def au niveau moyen et au-delà des moyens seen apport sur le plan moral dafa indi lu bari donc kon bu ma toogee en toute intimité nit ki lu yegg ci xolam rek moom nga mën a exprimer mais ginnaaw paramètre parce que suma album ay rubrique la dafa am rubrique njukkal te loolu album bu ñëw incha allah di nga ko gis mais dafay am ay rubriques yi nga xam ni beneen rubrique bi nga xam ni peut-être ça va parler de l'amour des femmes am yenn yi nga xam ni les enfants parce que c'est le fondement le socle du développement mooy les enfants donc indiwaat ay thèmes yenn développé daal thème yu ci bari parce que album bi lan nga ci am à part Jokkonjal yaa ngi am diaspora bi donc ñoo ngi wax ak les Sénégalais de l'extérieur ay wali yu ci diine ji ah donc après ay wali yu ñoo ngi ñëw ci coup d'état muy benn fait bi nga xam ne thème de société la après coup d'état am nga Racine Sy ça rentre dans les chansons laudatives reconnaissance njukkal donc après Racine Sy je pense on a Racine on a yow laa bëgg alors ça concerne les femmes donc ça c'est le thème de l'amour ah te loolu dafa am solo ci dundu doomu aadama mbëggeel ku ne xam ni dafa nekk ci leen rawatina nag ngay kañ jigéen ah donc foofu soxna si laa ci way te di ci way jigéenu adduna bi yëpp wax dëgg yàlla ku nekk rek ku ci mérité sa jëkkër way la rek wayal naa la ko ci yow laa bëgg donc après on a Dénkaane on a Baro c'est un fait divers donc c'est donc di démontrer benn familiarité bi nga xam ni am naa ko ak sumay musiciens mais tamit ci biir loolu ëmb na benn message appel au respect au travail donc loolu mi ngi ci Baro guitariste xalamkat oui te muy nekk ngonal Baro maa ngi lay nuyu bu baax xamante nañ à travers Mariama toj na dëkk Mariama Ba waaw sama baay jiite def ma ni sa doom. oh ndeysaan macha allah donc maa ngi xamante ak Baro à travers moom donc maa ngi koy nuyu bu baax man xaw ma ne woon Baro boobu ngay def boobu la muy nit ku baax nag muy nit ku baax ku gëm liggéey il est très ponctuel et tout mais familiarité tooñante bi moo indi way woow ñu exprimer wu ci vraiment ku baax xale bu ndaw ak ku mag yëpp la yamale fi mu la gisee dalay jox cër Baro maa ngi lay nuyu bu baax na mu naa la xam naa après dinaa jël contact parce que gëj nañ déggante mais maa ngi lay big up bu baax grand respect maa ngi lay saab daawut comme ni ko gars yi di waxee mais bu ñu jógee ci li nga xamante ne nii grand moom mooy noo yooyu nga wax waaw dañuy wax li nga xamante ne nii moom mooy hypocrisie forcément très bien woyoo leen parce que hypocrisie voilà merci beaucoup lu Sénégalais yi di dund la loolu bokk na aussi ci lu ñu téye
hypocrisie xam nga tey boo bindee album tuddee ko coup d'état ku ne xam na ni fondement wu coup d'état hypocrisie moo ci jiitu donc kooku dafay créer benn concordance day créer benn équilibre ci thèmes yi nga xam ni moom la ñu élaborer donc fële 4 la numéro 4 mooy coup d'état boo xoolee 2 fois 4 8 bi mu ñëw indi hypocrisie donc day créer benn socle bu dëgër ci sur le plan thématique donc après hypocrisie ñu indi Mohamed Abdallah Thiam après nag indi dénkaane nag moom wax ak askan wi yëpp ma dénk leen albumu coup d'état et puis dénk leen ci ay dénkaane tamit. waaw ba tey ci hypocrisie parce que faw ñu taxaw ci parce que loo xam ne nag ci société bi la nekk yow tàmm nga baaxoo nga ko sax dañu indil ay woy yoo xamante ne ni directement loo xamante ni moom la sénégalais di dund mais hypocrisie bi dañuy wax ñun ñi ci suñu métier bi ñu nekk la ëppee muy showbiz bi muy musique bi muy télé média et tout yow loolu dund ko ci biir musique. C'est évident des fois on est confronté à des situations yi nga xam ni da ngay xam ni lii vraiment bokkul ak li nga doon xaar wala bokkul ak li nga doon gis parce que hypocrisie du lenn lu dul nit ki di la wan li nga xam ni doonu ko nekk ko du dëgg ci moom dama cee wax naan kuy naan di làqu nag soo mandee feeñ yow de da nga feeñ le moo tax ñu ràññee la hypocrisie moo gën a ñaaw ci defin te man li ma jaaxal dafa fees ci réew mi et am na tamit lu am solo li nga xam ni wax nañ ko ci mooy respecter le rendez-vous sa kàddu def ko nawle moo gën ñu lay woo nga naan maa ngi ci yoon wi xam nga sénégalais dafa ñeme nga woo ko ni ko fan nga toll mu tëdd ci kaw lalam nan la léegi ma yegg si maa ngi ci yoon wi xam nga loolu dafa graaw wala sax même boo déparé du la wax position am danaan la maa ngi ci yoon wi man ça me met hors de moi moo tax tey mu dellu ci suma biir musique parce que nit ki bu lay woo foo toll c'est pour xam pour mën a jouer ñaata temps moo ko dese pour nga egsi wala fan nga nekk lan la mën a natt ak yooyu mais maa ngi ci yoon wi c'est vague et tout et yooyu yëpp c'est des formes d'hypocrisie donc yooyu jikko daal moom la ñuy jéem a dévoiler par tuuti pour ñu effacer ko ci sunu environnement. am nga ci anecdote par rapport ak musique bi. oh non pas bu ma mën a communiquer. ok d'accord on laisse tomber. voilà mais par rapport ak loolu lépp tey jii buñ ko gisee ci société bi am nga yaakaar parce que société boo xam ne hypocrisie moo fi ëpp comme ni nga ko waxee ci rendez-vous bi ci politique bi comme ni nga ko waxee baatu coup d'état bi mën nañ ko renvoyer ci politique bi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci média yi dañ koy dund surtout ñi nekk ci média classique bi ñun peut-être sax si di amuñu problème macha allah mais média classique yi moom y a d'énormes problème là-bas société buy doxee noonu buy dundee noonu yaakaar am nga ci yaakaar. Moi nag je suis très positif tu sais je crois beaucoup à la loi d'attraction su fekkee tu restes figé sur du positif ça attire le positif tôt ou tard da ngay entraîner les esprits les âmes vers cette direction mais quand tu es négativiste en général tu risques de régresser et man je crois fort au devenir du Sénégal je sais que il y a un lendemain meilleur qui va s'afficher donc xëcc bu daggul dikk moo tax may woy à chaque fois su ma ci amuloon yaakaar bàyyi naa woy wi li nga xam ni dama bëgg jouer sama partition pour man mooy sama contribution pour que ëllëg Sénégal bu nu yëkkatee drapeau yi avec fierté gis xam ni kat askan wi moo gën a exemplaire ci àdduna bi dëkk bi moo gën a macha allah ci àdduna bi ñu ni Abdou Guité kat joué na ci rôle bu am solo loolu moo tax may fight donc je suis très très optimiste. moo ne de Seck faw ma wax la ko sànq bi ngay wax da nga tijji benn page muy delloo njukkal ci sa carrière. maa ngi naan baadu sëñ bi Seck dafa bëgg a tàggatoo carrière bi parce que boo demee ci carrière à un moment donné ba yegg si fii tey ngay delloo njukkal maa ngi déggaat léegi ngay junj naan boo demee ba xaw ma lan tem nga bàyyi da nga bëgg daal nekk ci yoonu tàggatoo wala. Oh moi je pense que je suis assez jeune pour aborder sujet yu mel noonu en fait parce que moi j'ai commencé tôt
donc moo tax des fois on me donne sax benn longévité wala ci métier bi c'est normal. mais Wally Seck di la wax papa sax ma ne. waaw Wally dafa baax rek dafa baax macha allah mais moi je suis de juin 79. Okay. Voilà donc. Presque 80. Voilà donc ñi fi nekk ñëpp tey actuellement ñii sumay rakk lañu mais c'est la même génération. Donc relativement à nos pères qui sont dans ce milieu te nekk ba tey di exprimer wu te bàyyiwunu donc je pense que kon c'est trop sombre même d'aborder ce genre de sujet à mon égard. Non, tant qu'il y a des choses à dire et qu'on est en bonne santé et que on prend le temps de se ressourcer et d'écrire une musique, d'avoir quelque chose à présenter, on reviendra présenter aux Sénégalais. Après nag à chaque fois je me retire parce que il faut se retirer pour se ressourcer et pour écrire j'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin d'autres influences pour venir présenter quelque chose dont je serai fier. Donc je pense que c'est assez prématuré de parler de ça. Oui. Ok sànq junj naa ko Wally Ballago Seck doomu Thione Seck jile nga xamante ne musique da koo doon ba pare da koo jàng tey ñu gis mu def benn acte. dajeeg say nit. ñuy jaay sa album. mu jënd ci def ci témoignage bu rafet. loolu lan la def Seck. En fait bettuma ci Wally parce que je sais que c'est quelqu'un de très généreux, de très spontané. Franchement am na yeneen yu ñu seq ci ginnaaw te lu rafet rek moom moo ca soqe ko donc macha allah bettuma ci moom d'autant plus la ma waxoon rek mooy quand on me disait dis un mot de Wally je dis un mot est trop petit pour parler de Wally. Wally c'est Thione Seck son père. te Thione Seck tey aujourd'hui joué na lu bari ci rôle ci askan wi. ndaxte ay wayam yar na yeena ci pilim bu ñëw waaw macha allah donc tout le temps imam yi sax dañuy jël référence ci ay textes donc kon kooku Wally mënul soqeekoo ci meen woowu di mel naneen te Kiné Diouf mooy yaayam te doxantul ba dem kër Thione Seck waxuma jëlale naa Thione mais Kiné boo ñëwee doomam nga waaw yeneen jéemul comprendre yeneen ñëpp la doomoo vraiment donc kon lépp lu mu def ci lu baax man du ma bett ci moom yi may dégg ci moom yëpp pour man c'est peu yàlla na ko yàlla gën a may gën a ful amam ak mën-mënam parce que xam naa ni boo amee dana tabax école dana def la neen mi ngi ci xolam yaatu na yaatu googu franchement man je le regarde comme un petit frère je l'adore et macha allah yàlla na ko yàlla gën a kàttanal. Amin Seck je rappelle ñi nga xamante ne ñi ñoom ñoo ñuy seetaan ñu ngi waxtaane li nga xam ne moom mooy album Coup d'état bi ngeen gis nii en format CD am ngeen ko aussi ci li nga xamante ni moom mooy clé USB ni mu ko indee ci support yëpp c'est téléchargeable aussi ci application yi nga xamante ne ni dañ fay jaay musique ay musique bi iTunes su ngeen fa demee di ngeen Amazon, Spotify. Amazon, voilà. Mais ku ko bëgg en physique fii à Dakar tu peux appeler directement Car Rapide Prestige. Ok ñu livré la ko fi nga voilà parce que sax premier lot bi yàlla defoon na jeexoon na les clés USB. Donc le deuxième lot vient fraîchement d'arriver. Donc et c'est disponible chez Car Rapide Prestige. En édition limitée nag. En édition limitée. kon gars yi daw leen gaaw il y en a pas des tonnes et des tonnes. Parce que bu ñu génnee album noonu la ñu mën a defee. ndaxte xam nga avec le partage et cetera donc da nga koy gunge benn 1 mois mais ku ko amul da ngay xaar beneen album rek parce que mënoo di dupliquer à chaque fois di ko jëli extérieur di indi parce que bëggoo mu am stock bi nga xam ni day des et cetera donc kon gaaw leen ngeen woo Car Rapide Prestige en plus y a des projets bés dina ñëw incha allahu rabbi ñu ni ku génne album sangam nangam. yàlla nañ ca bakkan yow kon collection la ñu war a def ci album yi exactement nga xam ne dinañ bés bu ñu fa tolloo man bëgg naa nag jënne sama album yi ñoom ñëpp ma jënne leen rangale leen parce que loolu bëgguma ko tardé incha allah comme ni ma leen ko waxee ci dakarbuzz.net ak Dakar Buzz TV lay amee ñu ngi waaj a dugg ci suñu dernière partie émission donc li ñuy waxtaane moom mooy mbëggeel ñu ngi waaj a dugg ci février bi donc 14 février la léegi mu ñëw yow laa bëgg nekk di toj jamono ji si sinap yi stat yi si yëpp ñoom Malick xam nga ñoom dañoo nekk ci mbëggeel suñu cadreur bi ñoom Amadou ñoom ñu ngi ci mbëggeel gi donc tey son bi ampleur bu mu jël
yoon bi mu jël actuellement. nan nga ko dundee man damay wax ne moom mooy tube bi quoi. waa dama ci kontaan bu baax a baax parce que man su may génnee album dama naan damay bëgg jamono ju nu toll rek mu am loo mën a jële ci album ba mu ànd ak jooju jamono tey ñu ni tëll daj ci Saint-Valentin way wa ñëw ànd ak moom suñu rombee Saint-Valentin dañuy dem ci yeneen événement te événement bu nu dem rek boo jeexee albumu Abdou Guité di nga gis lu la mën a accompagner ca loolu ci bànneex ci xol mais aussi ci textuel côté ci texte di nga ci mën a dindi kole kook loolu donc loolu kon dafay day neex lool tey ni ko xale yi jëlee def ko seen yëfi bopp waaye nag dama lay fàttali ni jigéen ñi dañoo galant rek ndaxte góor ñi ñoo ko war a topp seen jabar yi di leen tarbu yi di leen ko wayal waaye gis nga ni ñu ko gaawee ñëw nangu ko di ko wayal seen ay borom kër macha allah jamonoy bëggante la ñu toll yow laa bëgg moom looloo ko tax a jóg kon bu leen neexee. waaw gis nañ bëggeel gi nga xamante ne ni moom mooy mais est-ce que mën nañ xaar nga def ko vidéo parce que son bi c'est évident à la demande générale c'est évident on est en train de travailler dessus. Ok. Incha allahu rabbi donc c'est course contre la montre hein, donc 14 février on est presque arrivé mais incha allah bu ñu yàlla dooleele rek daan leen ko may avant boobu incha allah. ok incha allah balaa 14 février espérons dinañ ci jot di ngeen ko am ci Dakar Buzz bu génnee incha allah. dinañ leen ko mais nag 14 février rek tax ko jóg de. waaw c'est une chanson bi nga xam ni. tant que jant bee ngi fi mbëggeel la ngi fi. dafay am place pour wax ak kon du fi jóg parce que mbëggeel gëm naa ne du sa jóg. exact macha allah mais émission bi mu ngi waaj jeex faw ñu njokkoo njël gars yi. mais c'est avec plaisir. voilà c'est avec plaisir bi nga xam ne moom mooy premier titre album bi nga xamante ne ni moom mooy coup d'état. exact man Ndar dafa bokk ci man. macha allah pourquoi dafa am ñoo xam ne dañ ma marqué. man damay wax sax dama am point faible ci Ndar. mën naa wax Abdoulaye Diaw. mën naa wax Pa Golbert ak doom ci Malal Junior Diagne mais surtout tey jii su ma demee bay def lii Eva Mbaye moo may fit moo ma xamal lu bari ci yoon bii ñu nekk moo ma marqué bon su ma continuer di wax ci moom du baax Eva kay du baax ci ñun ñëpp parce que Eva li ma ko jooyu ma ko way jur bi ma jur bi mu génnee àdduna Eva moom benn dem gënuma bett que Eva franchement te dañu nekkoon ci benn jamono de complicité ndeysaan ñu nekkoon nag ñaari picc nag bëggante te yàlla def ko ndeysaan bu ma daan jouer Saint-Louis ñu àndandoo itu Eva moom dara gënuma bett ci moom waaw demam moom moo ma gën a bett ci àdduna di ko ñaanal yàlla rek suuf oyof ci kawam fu mu nekk rek ñoo fu nu mën a nekk rek ñoo ngi koy xalaat te di ko ñaanal Mbaye Mbassou maa ngi lay ñaanal macha allah mais niki noonu Boubacar Kambel Dieng mais ñoo xamante ne ni ñoo ma yar daanaka muy Boudi Diallo j'espère dina gis lii tonton Boudi mu nga ca Ndar ak Kiné ak njaboot gi ñëpp ñoom Daado ñoom Ami Kane ñoom Mouhamad maa ngi leen di nuyu du côté du Saint-Louis mais du ñàkk bés ma ñëw fa bëgg naa fa def benn affaire bu rëy spécial Saint-Louis ma teg la nii teg Papa Golbert teg Amara Traoré ci wet gi ñu waxtaan ci lu bëree bëri spécial Saint-Louis xam naa incha allah dinañ ko def mais njoo ko njël aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu cadreurs yi suñu internet yi ñuy seetaan yow aussi ma bàyyi la nga njoo ko njël gars yi. waaw Jokko Njal donc c'est une chanson bi nga xam ni dama ci way soppe yëpp ñi gite club bi pas yëpp mais dama ci tànn ñenn ñi moo tax ma naan su ma la wayul fii way la fee kon bu kenn mer donc voilà looloo ko tax a jóg may wax Jokko Njal askan wi nu doon seetaan di wax Jokko Njal Dakar Buzz di la Jokko Njal yow tamit bu baax a baax Jokko Njal nag titre bi nga xam ni la riiti moom moo ci jiitu loolu c'était pour revisiter le patrimoine culturel notre patrimoine boole ko ak biitu tey biit benn kii ay grosses caisses yi nga xam ni vraiment dafa méngoog jamono xam nga bu ne patrimoine c'est de transmettre sunu li ñu moom de génération en génération li ngay transmettre nag di ko adapté génération bu ñëw am lum ca dolli loolu mooy patrimoine culturel donc kon riiti bi en plus kin ci njëkk tudd muy Meïssa Sène donc le Sène nous renvoie à la culture sérère mais ki nu mujj tudd ci morceau Jokko Njal bi c'est Kadia Li et Li nous renvoie à la culture alpulaar moo tax ngay dégg ci fin bi toxoro bi ñëw fekk ci rythme séeréer bi donc mu doon benn mélange de culture mélange de couleurs extraordinaire
Njokonjal Njokonjal yow aussi maa ngi lay gërëm bu baax di la remercier Amadou aussi Amadou Diop mi ñu yombalal liggéey bi maa ngi koy gërëm bu baax mi nekk ci yow nekk ci staff bi maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ni ñoo ngi doon seetaan ci li nga xamante ne ni moom mooy Dakar Buzz Yaram Kalla. ok ñu ngi nekk ci fin bi Njokonjal bi nga xamante ni moom moo nekk ci titre bi moom lañu jeexalee album bi laata loolu grand dama lay bàyyi yow aussi nga tàggatoo ak sénégalais yi ñuy seetaan ñu yëkkati jotaay parce que yaa ngi waaj a dem sur scène. effectivement merci beaucoup maa ngi lay gërëm di la wax Jokkonjal di wax Jokkonjal askan wi nu doon seetaan di wax Jokkonjal soppe yi nga xam ni ñoom ñoo waral way woowu ñoom ñëpp nekk ci biir séeréer si ñoo ko tàmbali alpulaar yi ñoo ko tëj moo waral riiti gi moo waral toxoro gi ci fin woy wi donc mu doon benn mélange bi nga xam ni dañu fa génnewaat sunuy valeur u culture sunu patrimoine ñëw ànd ceeg benn beat bi nga xam ni très actuel donc pour transmettre sunu culture de génération en génération à travers les sonorités yi nga xam ni les influences et cetera voilà donc kon ci gàttal maa ngi lay remercier bu baax di remercier doomu aadama yi ñu doon seetaan ak ñi newoon ci technique bi et tout le monde macha allah. maa ngi remercier képp koo xamante ne ni da ngaa saxoo sàlloo safoo di déglu li nga xamante ni wala di seetaan li nga xamante ne ni moom mooy suñu chaîne YouTube muy Dakar Buzz di ñu am aussi ci Instagram bi ak Facebook bi www.dakarbuzz.net moom ngay dem pour def ci site bi donc ñu am application bu bees boo xamante ne nii c'est téléchargeable ci iOS ak li nga xamante ne moom mooy Android donc application boobu dem leen ngeen am ko application mobile Dakar Buzz pour am lépp programme donc émission bi nga xamante ne nii tey jii man maa leen ko doon présenté Ameth Ndoye doon ci dalal ki nga xam ne moom mooy Abdou Guité Seck jeex na neex na bëgguñu woon mu jeex mais yeneen programme yi da koy xaar il faut que ñu bàyyi ko mu dem def promotion coup d'état man ma leen di jox dig daje ci beneen émission man ak moom am out ba beneen yoon jaajëf. ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak it tamit ay entretien yu mucc ayib yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store.